mbokk yi bés biñ doon xaar agsi na dimanche 19 décembre ca arène nationale càppaacoli bi doomu Pikine Boy Niang numéro 2 bara jàkkaarloo ak le géant di Bawol Tapha Tine borom takk ci rib lamb ji nag dawul ci benn télé en direct lay doon pay-per-view ci seen affiche point com ubbil sa navigateur nga dem ci www.senaffiche.com nga cliqué ci événement Tapha Tine ak Boy Niang bu fekkee ni ci diaspora bi nga nekk gànnaayool sa carte bancaire nga cliquer sur achat ou connexion par mail nga topp instruction yi ngir nga mën a jënd sa paas 9,99 € rek la. yéen ñi nekkee Sénégal itam mën ngeen a jënd seen code ak moyen de paiement locaux yi 2500 francs dong la ubbil sa application Orange Money nga scanner QR code bii feeñ ci écran bi. wa ilaa nga composé dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 2500 francs dièse nga dugal sa code secret ci saa si di nga jot benn SMS buy confirmer sa paiement ak beneen SMS bu lay envoyer lien wu combat bi kon nag soxlawul ngay xaar ba bés ba ndax mën ngaa jënd sa code léegi ak seen affiche point com. jërëjëf suñu mbokk internet di amaan mbégte di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre seen site internet seen lamb TV tey yaakaar naa ne jibi dañoo déplacé wu ñëw fii Kër Massar ci Baye Parfum bi nga xamante bi nii mi ngi fi Baye Parfum bi nga xam ne moo ndar kàpp réew mi ak bitim réew ba ñëpp di ko waxtaane ngir qualité parfum yu neex yi ñuy jaay gars yi di jóge Almadi Dakar fépp foo xamante bi nii ñoo ngi fii si Dakar rek dinañ fi ñëw incha allahu rabbi jënd si fi parfum ndax qualité parfum yu neex yi tey nag doomu réew mi la ñu jël si muy ki nga xamante bi mooy alaaji Fadam Tuumu Sell mi nga xam ne fan yi moom wax dëgg yàlla Sénégal la ko jox bopp waaw di leen nuyu bu baax a baax nag di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay wax dëgg yàlla di leen wax comme niñ leen ko waxee woon rek Fadam du Fadamu arène bi wala Fadamu seen làmb xëy na nag arène bi ñoo ko njëkk a jël interview après ki nga xam ne mooy seen làmb TV mujjee juddu ñëw def ci liggéey bu am solo ba léegi macha allah ñëpp a ko soxla man ku nekk ak may woo di ma laaj numéro Fadam yaakaar naa ne moom géej la yaakaar naa ne ñëpp mën nañoo ñëw tàng te du jeex parce que xam-xam bi yàlla jox na ko tey nag spécial Tapha Tine Moustapha Tine borom takk ci rib alias Sakandé borom caq bi moom lañ fas yéenee waxtaane nan la mën a def pour daan Boy Niang numéro 2 nan la war a dugg see yan comportement lañ war a am bu leen fàttali ne spécial Boy Niang jàlloon na fi ñëpp di ko joow tey bu Tapha Tine la maa ngi lay siyaare Fadam mu doonte maa ngi lay nuyu di ñaanal sénégalais yëpp jàmm di ñaanal ami internet yi di ñaanal ñi nga xam ne ni tey jii ñoo nekk ci Instagram bi nga xam ne ni tey jii ñoom Toumani Toldo ñëpp su ma limee rek dinaa juum def live nuyu ñëpp di nuyu ki nga xam ne nii mooy borom pay-per-view bu mag bi nekk ci dëkk bi. alaaji Beuz mu sell mi alaaji Beuz mu sell mi nga xam ne yokkul dafa wàññiwul dafa yokku. waaw bi nga ñëwee ba léegi daal da ngaa yokk Beuz ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm bu baax a baax di ñaanal axlu làmb yëpp mu anta ñu dugg ci suñu ci Sakandé bi nga xam ne ni tey jii Bawol lay waree tey jii nga xam ne nii kenn mënta dem ci làmb bàyyi Modou Anta kooku di Tapha Tine nga xam ne daanaan hors pair la ci wàllu làmb Modou Anta bismillah. macha allah noonu lay demee ñuy nuyu Beuz bu baax tamit suñu kilifa suñu patron suñu DG suñu lépp ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram yaakaar naa ne moom liggéey bu mu def ci réew mi am na solo trop waa diaspora bi ñu ngi koy sant di ko gërëm te yaakaar naa ne lamb bu amee képp koo xam ne yaa ngi si diaspora bi rek seen affiche.com ngay dem tapé seetaan li nga xamante bi ni mooy lamb ji ba tax na diaspora bi yëpp macha allah ñu ngi leen di nuyu macha allah. waaw boo duggee ci diaspora bi carte bancaire ngay dem jënd pour mën a nga yow mi nga xam ne yaa ngi nekk Asie beeg foo mënti nekk ci àdduna bi boo jëlee sa carte bancaire rek boo duggee ci lien bi dina la dicté ba nga mën a jënd li nga xam ne ni tey jii mooy sa passe bi nga xam ne ni tey jii di moom ngay duggee ci nga xam ne waaw Tapha Tine Boy Niang bu dee Sénégal nga nekk nag Orange Money ngay duggee wala Wave wala yaay xam noo koy mën a defee rek pour mën a dugg lépp yaxanal nañ ko pour nga mën a dugg ci waa axlu làmb mën a bokk ci coowu làmb mën a seetaan bés bu mag bi nga xam ne nii mooy diggante Sakandé ak Boy Niang. macha allah am na solo Fadam Tapha Tine def na open press fële ci stade Iba Mar Diop état de forme bi nan nga ko gisee bala ñoo ñëw. moo danta li ma lay wax rek dama bëgg Sénégal gépp ñu déglu ma lii ma leen di wax jafeti na ci làmb poids lourd bu mel ni Tapha Tine am état de forme bii mu am muscle bu bii mu am coffre de contact bii mu am
boo wóoroon la ko jëlee ci ñoom Yékini wàcc ba ca Sénégal ba mu daj benn mbër lañ fi apte ne tey jii nii buñ doon seet ki ëpp forme ci Sénégal ci wàllu lamb Tapha Tine lañ koy jox ndax li mu liggéey ci wàllu lamb liggéey ko ci wàllu musculation liggéey ko ci wàllu contact bu serein kenn liggéey ko ci ay moromam moo daanta waaw macha allah am na solo bi nga gisee open press bi parce que am na ñoo xamante bi nii dañ ne Tapha Tine dafa wàññi poids par rapport ba muy bëree Yékini Junior 1er janvier 2018 fële ca stade Amadou Barry nga xam ne bi ni dafa yoroon macha allah masse boo xamante bi ni wala poids boo xam ne presque 130 kilos wala ay 135 kilos te maanaam poids bi mu yor nii bu ñu ko xaymaa est-ce que du ay 110 kilos wala ay 115 yooyu wàññi poids. moo daante dinaa la wax leen nga dégg ko Tapha Tine poids bii mu yor nii bu tàggatoo ak moom ci lay déggee daal ci làmb ci lay déggee roi des arènes bu tàggatoo ak poids bii mu yor ndax benn muscle ba dépassé wut xol ba baax na te gis naa ko keroog ci open de presse ba mu dagg njuug li teeku ci diggante bi xale yëpp dañoo daw jóg bàyyi ko fa mu teeku ci diggante ba rek loolu lay wane la kooku assise ba liggéey na ko te boo gisee poids bii mu yor Boy Niang Tapha Tine na xam ne adversaire bi song lay dajal moo tax mu war a mobile pour mën koo tëru moo daan te boo ma ko mayee mën nañoo dugg ci waxtaan bi. wallaay ndeysaan fu la neex duggal fii mooy seen lamb. waaw Modou Anta tey jii boo ma ko mayee dinaa dugg ci diggante Tapha Tine mi nga xam ni tey jii lamb mënu koo dem bàyyi ko ginnaaw mu nekk athlète boo xam ni tey jii bu fekkoon Fass la dëkk wala Pikine la dëkk dégg na daal ci lamb bu yàgg lu koy waral mooy encadrement bii mu am léegi daf ko yéex a am ci lamb. mbokk yi dañoo yéex a sot si yéex a ñëw dañoo bàyyi ba mu sonn mu ñu doog a ñëw ci moom waaye bu fekkoon jàppale bii mu am léegi nii teeloon na ko am kon tey jii ñu ngi naan Tapha Tine roi des arènes la kuy bëree ak moom roi des arènes ngay bëreel waaye bëree woo ak moom ngir ndax ñu nekk ci kaw mënuluñ ko dara ci làmb dàquñ ko xeex dàquñ ko bëre dàquñ ko mënuñ ko gënuñ ko mën biir géew waaye lii problème làmb dafa am leneen loo xam ne nii du ñëw ci làmb réalité te du ñëw làmb la cee daan mbër mu ante du ñëw isaat te loolu Tapha Tine da ko doon manqué lu bëree bëri ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax mu ante ñu développé dugg ci diggante Tapha Tine ci ay mëninam macha allah am na solo Tapha Tine jóge na fële fa mu dëkk moo xam ca Médina la wala moo xam fa mu dëkk sax du ma wax fa mu dëkk dëgg waaye jógee na ngemboon a Médina jëm si fi nga xam mooy arène nationale yëg si na ci biir stade bi Boy Niang fekk na ko fa wala fekk na fa Boy Niang stade bi fees na dell en première ban comportement la war a am ci biir stade bi wala moo dugg si géew Boy Niang Tapha Tine maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal di ñaan askanu Bawol yëpp di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp di leen wax ne leen ne Tapha Tine bu dugg si stade Modou Anta ci diggante ak Boy Niang dafa nekk combat boo xam ne nii Tapha Tine coow waru ko ci combat bi ndax bu coowee rek mën naa yàq làmbam Tapha Tine énervé jiw ko ci combat bi ndax bu énervé rek mën naa yàq làmbam Tapha Tine warut a ñëg ci combat bi ndax bu ñëgee rek mën naa yàq làmbam combat bi tey jii nit war na koo mën a fekk fa mu taxaw saa kon day mu retaan ngir am lu mu bëgg ndax bés bi mu jëm nii du bés bi muy mer bés bi mu jëm nii nekkul bés boo xam ne da cee war a énervé bés bi mu jëm nii nekkul bés boo xam ne da cee war a wane boppam ci wàllu xeex tey damay duma Boy Niang loolu warta am tey jii Tapha Tine pour mu mën a daan Boy Niang day jël lépp lu mu mën ak lépp loo xam ne nii sañ-sañ la ci moom mu def ko ci poosam toog ak moom toog xaar waaw. bañ a yàkkamti dara bañ a yàkkamti dara. dara bañ koo déranger. bu ko Boy Niang ne tës ku daa war a lewaatoo. waaw dañ ko war a jàngal. athlète war nañu la tës ku nga réservé wu. loolu da ciy bokk. barki démb gis naa benn mbër bu ndaw bu bëri noonu boo xam ne loolu ko may ndam ci combat am muy diggante ñàkk jariñu kéwél ndax dóor nañu ko fa ay crochet droit yoo xam ne bu toppoon kéwél ci xeex ba dañ koy dóor mu daanu waaye daa gën a arrière un pas réservé wu téyaat boppam Tapha Tine il faut mu jël ay leçons ci combat bii te xam ne day bëri ak athlète boo xam ne nii tey gi Tapha Tine tey gi ci mëninam la war a mën a basé wu waaye bu mu basé wu ci mëninu Boy Niang Modou Anta tey gi su ma indi woon Tapha Tine dama naan ko benn loxo lay xeexee jiital góos xeexej góos waaw te day dagg garde ba da koy dagg ba tolloog Tapha Tine bopp boo tàllal Boy Niang bopp tàllal loxo droit loxo boobu muy tàllal da koy tàllal waaw tàllal ko ba mu tollu kanam Tapha Tine Boy Niang mu bàyyi ko fa te xam ne bu combat bi gaawee Boy Niang la arrangé bu combat bi lu mu gën a diire Tapha Tine ci am avantage. mais ñoom seen bëre bi est-ce que du juyoo pied gauche pied droite garde normal fausse garde. waaw mais du juyoo loo ay ndaanaan lañu. Tapha Tine dépassé na koo daan ci làmb loo am ci làmb la tollool
kon waratut a saraxe boppam. ku daan Bombardier de dépassé. déggoo lu ma la wax dépassé na ko daan ci làmb lu am ci làmb la tollool te lim am ci làmb mooy pour mu daan Boy Niang ci lay mën a profité am ci lu am ci làmb ndax ci xaalis mais fa la jëm waaye li ko koy may mooy mu déglu li ko koy may mooy mu liir li ko koy may mooy mu xam fu mu jëm yaa ngi bëri adversaire boo xam ne nii nax la rek la ko tax a jóg xeex bii mu lay woo yëpp du dëgg ci moom. xel mi lu ci ne. non da lay songu. xel mi lu ci nekk nga ne. kan Boy Niang. laa ilaaha nga ne nax Tapha Tine rek ko tax a jóg. samay wax du neex jalu muus la mu jarul de barke El Hadj Malick. Fadam bul yàq émission bi waay. nga ne yaa ngi bëre koo xamante ne nii. nax la rek la ko tax a jóg. Tapha Tine li la Boy Niang di wax ni yëpp du dëgg barke El Hadj Malick du dëgg da lay juumloo ci xeex bi bis boo xeexee ba topp ko mu juumloo la. billaahi wallaahi taalaahi boo xeexee boo Tapha Tine doo waroo xeexee ñaari loxo. Fadam dama laa bëgg. non mu ranta gémmiñ boo ko dëgg rek wax fenn. Tapha Tine combat bii da ngaa war a dagg sa garde ba jàkkaarloog Boy Niang ba tolloog moom daal di ko fay bàyyi combat bi war nga ko mën a bëri ba fii ba suba du yàq ci sa lamb dara du la déranger Boy Niang moo war a wane preuve ndax daa def bac échec tey jii war a wane waat boppam ci Tapha Tine war a bëreeg Balla Gaye numéro 2 tey jii kooku dafa waroon a wane boppam ci lamb ja Tapha Tine bis boo xeexee ñaari loxo ñàkk lamb ji man Fadam maa la ko wax Tapha Tine sa gauche droite boobu na nga ko denc boo jàppul ngemb bul dóor. bu Tapha Tine di bu Boy Niang bu la Boy Niang simle ñaari coup jëm sa kaw arrièreal benn pas bul jomba arrière ci combat bi pour nga mën koo tëru Tapha Tine lamb ji tëru na nga ko ci préparé waaw te xam ne ta Boy Niang dalay songu te bu la songo war naa fekk sa loxo bii di lang ci garde bi ci kaw war na ko fekk ci suuf nga tëru ko yóotu sa loxo ba mu jàpp ngemb ga nga jekki-jekkal doo ko rek sa droite. xanaa da nga daa gas ay mbët ak ay jaar ba. waaw non xam nga tey jii dama xam ne Tapha Tine position yi mu nekkee ci lamb ji dafa neexut a conseil ci lamb ji Tapha Tine lamb joo war a arrière a ngi nii sa combat bi bu dimanche bi bu laajee arrièreal avancement ba nag soxla ma ko ci lu bari moo doon anta Bombardier bi muy tekki lamb daraan direeku waaye keroog bi mu commencé déplacé wu ci lamb la commencé daanu bi mu commencé dox ci kaw mbër la commencé ñàkk ay lambam te dinaa la wax leen nga dégg ko combat boo xam ne nii Tapha Tine daa war a samp garde normale bi muy teg daal di raam bu fekkee daa bëgg a dox ci kaw Boy Niang day raam tànk ba du jóg day diri ko rek dem tey xeexee benn loxo bi fii gàppul ngem bu beneen loxo bu mu jóg billaahi bu jógee dinañ ko daan ba ñibbi te du ko yëg. digal nga ko corps à corps. corps à corps boobu jaaga bi non nee naa la bis bu Boy Niang bis bu gëddee Tapha Tine na def benn pas arrière wala ñaari pas arrière. bu Tapha taxawee na ko tëru Boy Niang bu dóoree Tapha Tine gauche droite da koy songu. mu anta nee naa la Boy Niang xeexut ak Tapha Tine xeex bu sax non da koy wor ca tànk ba la jëm te am na rapidité ba. boo gisee Boy Niang nii mu wàññee poids mën naa song ba gën ci Tapha Tine du ko yëg kon Tapha Tine tey jii na nekk serein nekk nit xam ne combat bi mi liir moo ko ciy may ndam te war na ci mën a bëre ba suba ci heure bii Boy Niang nag bëreeg Tapha Tine ci 5 minutes da ko arrangé. combat bu ñu bëree ba 10 minutes wala bu ñu bëree ba mi-temps la. Tapha Tine la arrangé ndax Tapha Tine premier 5 minutes ci làmb da ciy nelaw mais loolu faute entraîneur am la. du nekk ci làmb ji bu arbitre non. Tapha Tine chaque jour damay gis ne chaque combat am premier 5 minutes di bëri entraîneur am da ciy nelaw Tapha Tine ci yoon balaa moo bëre war nañ ko mën a defal atelier boo xam ne nii ci dernier bu ñu biir bëre spécial bi de premier souffle day génn ndax boo seetloo chaque jour balaa premier souffle ma génn ci lamb rek day fekk lamb gi day jeex te boo seetloo combat yi deuxième souffle yëpp génn da ko gagné yaa ngi may bàyyi xel wala bàyyi ma xel combat yi deuxième souffle yëpp da génn da ko gagné waaye avant premier souffle ma génn day sonn ci lamb kon tey ji Tapha Tine na bàyyi xel ci loolu ne entraîneur am na bàyyi xel ne Tapha Tine avant moo bëre na war a premier souffle war naa génn ba mu téye ko ci loxoom nga xam ne deuxième souffle lay duggee ci biir géew bi nañ fexe avant moo bëre ñaqam génn boo seetloo Tapha Tine chaque jour premier 5 minutes yu njëkk yi ci la ko Boy Niang mën a daan jël bu rëy bu lamb ji jee rombé 5 minutes Boy Niang pour mu daan ko day nekk problème bu rëy wala deret gi dina bëri lool mu daan ta man maa la ko wax waaw. tey bu combat bi jeexoon ñaanuma ko parce que yaakaar naa ne kuy bëre ku nekk daan nga bëgg wala daanu bu combat bi jeexoon ñu match-nul kan la ñuy balaame. Boy Niang la ñuy balaame ndax lamb ko soxla bi Tapha Tine tollee fii di ko bëreeg Bombardier ak Elton dafa teg ay preuve am Boy Niang dañ koo jox bac ne ko kaay def bac mu échec ko contre Lac de Guiers numéro 2 ñu ne ko kaay jël su génn nga oral kaay defaat
te lii dafa war a daan Tapha Tine Boy Niang bu bëggee bëree bu bëggee lamb jox ko cër dafa war a daan Tapha Tine. weddi tuuma te ay risque yu rëy la mën a def pour mën a dugg ci Tapha Tine moo daan ta dinaa la wax leen ci lamb nga dégg ko moo daan ta Tapha Tine a ñàkk mbokk rek waaye kenn waru koo daan ñaari yoon ci lamb waaw. nga yaakaar combat bi mystiquement Tapha la ilaha illallah kuy ndiwul mystique juum te dinaa la wax leen fii laa la koy dee nga dégg ko ñaari mbëri ku mën a teel a ñëw stade na nga ko def te nga jéem a bon Ndakaaru waaw. bon Ndakaaru mooy lan. ñi ànd ak ñoom xam nañ ko waaw te saraxu làmb ja lu weex tàll la te dina bëri ci stade bi loolu moo daan ta man maa la ko waaw. ci Alaaji Fadam. waaw xanaa xamoo Demba Diop sarax ba muy laaj ak arène nationale sarax ba muy laaj du benn ci làmb. rab yee wuute ñoo bokkuñu moom. waaye nag dinaa la xamal ñaari bat am na cummikaay lu ma gis ci làmb ja ca côté ndeyjoor boo toogee ci loge bi côté ndeyjoor bi ku fa njëkkalante tee nga Ndakaaru. am na ku fa toogante du ma tudd. déggoo li ma la wax de ku fa njëkk tee nga Ndakaaru te lamb ci mikaay da cee bokk lamb ba géwél da cee bokk te na gars yi bàyyi xel loolu lii ma leen di wax ku boot Ndakaaru sa sarax nekk lu weex tàll lamb ji jële ko sa loxo dina métti de waaw nañ ko bàyyi xel nag lii ma leen di wax mu danta macha allah tey bu combat bi tëwee li ma la waxan ci Boy Niang laa lay waxaat fii combat bi bu tëwee coach bi nga xam ne mooy Mbaye Ndewane ban comportement la war a am tey bu ñu demoon tey ba mi-temps avertissement yi tolloo wala tey bu ñu demoon ba mi-temps avertissement yi ëppante avertissement yi tolloo sax laay wax bu boobaa Mbaye Ndewane ban lan la war a conseiller Tapha Tine accélérer ko daan ko wala xaar ko ngeen niil lan la ci war a def. lii ma lay wax dama bëgg axlu Bawol yëpp ñu dégg ma wax leen ko Tapha Tine dépassé na koo daan ci lamb lu am ci lamb la tollool te bu niilee sax day bëri Balla Gaye numéro 2 waaw. lamb ja day toll foo xam ne nii Tapha Tine réservé woo ko jig ndax moom Tapha Tine bu jàppul war ta bëri lii ma leen wax déglu leen ko mu danta te bu Tapha Tine bu jàppee Boy Niang ci ngeen bu penalty la ci Boy Niang kon Tapha Tine li mu war a poursuivre ci lambam mooy mu jéem a rayante jéem a fexe jàpp ni mu jàppee Tapha Tine ci ngam ni mu Boy Niang ci ngembam te jàpp ba njoowaan ci garab lañ koy takk te Tapha Tine am na taf lalli boo xam ne nii am na sukkër bi goo xam ne nii am na takk boo xam ne nii bu ci àggee Boy Niang lamb accam lay mujjee dina loxo dina dar gémmiñ te nit Tapha Tine bul topp xeex bi ba bëgg duma Boy Niang ku bëgg duma mu daan la bu fekkee yaa ngi may dégg Tapha Tine Boy Niang ku ko bëgg duma mu daan la. Tapha daa abonné ci site bi. waaw ku ko bëgg duma mu daan la lii ma lay wax na nga ko bàyyi xel bu baax combat kalkin ngay bëree combat boo xam ne combat boo war a yaru combat boo war a teey combat boo war a xam ne tey jii lan fan nga jëm nga war a bëree combat boo xam ne boo duggee ci biir enceinte bi buñ la xëppee gàllaaj sax retaanal ndax yooyu bokk na ci yàq sa làmb waaw Tapha Tine combat bii ngay bëree yaa ngi bëree mbër mu am ngemb goo xam ne nii tey jii pecc ma mi pecc ak ambiance mi indi ci làmb mooy yomb ngembam na nga fexe nga nekk ci làmb ji na nga fexe sa fraîcheur dox ndax loolu tax na li ngi tax nga mën a am ci Boy Niang dara waaw ndax ñaanu baatin la indi ci làmb te ndaanaan la foo natt ndaanaanu Boy Niang romb na ko Modou Anta foo natt ndaanaanu Modou Anta ndaanaanu Boy Niang romb na ko Tapha Tine nag làmb coolee fi nekk rek ñàkk mbokk rek ko teg fii waaye billaahi wallaahi taala maa la ko wax man Fadam yàgg day nekk roi des arènes waaw man maa la ko wax man Fadam am na solo Modou Anta waaw Modou Anta li may wax sénégalais yi rek ne Boy Niang démb seetaan naa open de presse am gis naa ko mu dongali réservé wu nag li mu nekk ci open de presse bi yëpp Boy Niang nam daan firé ci open de presse sax firé wut noonu mais dafa dongali daal di téye boppam ma gis ko ne Boy Niang mu ngi bëri combat boo xam ne nii tey jii am na foo xam ne ni làmb toll na ko ci moom te maa ngi dégg Sénégal gépp di wax benn question boo xam ne nii bu yeboo Sénégal gépp ñu tey ci maa ngi dégg ñu naan Boy Niang dafa oyof waaw man Fadam ànduma ci loolu. man dama gis ne ba muy bëree Lac de Guiers la ëppoon. poids bi mu indi woon contre Lac de Guiers de baaxul maal la woon baaxul te Boy Niang su ma ko doon conseillé tey jii poids bii mu yor nii mën na ciy digg daal ci làmb. bii mu yor nii bi ma gis démb ndax mbër lépp solo ci moom mu danta mooy jom mbër lépp ci moom mooy fulla mbër lépp ci moom mooy sene ak xam lan nga bëgg te Boy Niang bépp bu jëlee poids boo xam ne bokk ci yaramam day yàq làmbam ndax dafa nekk benn athlète boo xam ne nii léppam ci rapidité la nekk Boy Niang dafa nekk benn athlète boo xam ne léppam ci rapidité la nekk
léppam ci technique la nekk léppam ci gaaw la nekk kon mbër moomu képp kuy gis ci moom poids rek ñàkk nga koo maîtriser ñàkk nga koo xam moo danta macha allah am na solo comme tey réalité yi wala quantité yi ak li nga xamante bi ni mooy faiblesse yi ak fort yi ak point faible yeeg yëpp la ñuy génne ci Boy Niang numéro 2. Boy Niang numéro 2 ban comportement la war a am avant muy ñëw ci làmb ji bu nee làmb ji suba la ci lan la war a nekk. mu danta dinaa la wax leen nga dégg ko Boy Niang bi ma gisee démb open de presse dama ko toog di ko seetaan bi ma gisee pecc mi sax mu ngi wan nañ ñi ne ci pecc mi maa ngi jëm ci combat bu danse waaw maa ngi jëm ci combat boo xam ne combat réglage laa jëm boo xoolee ni mu feccee démb Boy Niang dana gën a joxe daan na gën a topp public bi ci fecc mi mais boo xoolee démb dafa réservé wu sol blouson am ne tekk xam nga mu ngi wane ne gars yi bëgg naa joxe waaye fi ma jëm moo ma ëppal solo fi ma li may def nii muy combat boo xam ne moo danta bëgg naa ñu waxtaan ci bu baax bëgg naa ñu waxtaan ci Boy Niang bu baax a baax a baax. waxtaan wi ubbeeku na ndax xel day fattu yaakaar naa ne question boo xamante bi ni laajuma la ko rek mën nga cee développé. waaw tey jii nag mu danta Boy Niang gis naa ko mu dem France ñëw bi mu ñëwee ñi ko conseillé juumuñu Boy Niang miskil moo ko jik ci làmb mais poids jiw ko ci làmb boo xoolee combat yi gën a jafe ci carrière bi yëpp ci miskil la ko daanee mais daanewu ko ci poids mu nekk athlète boo xam ne nii tey jii su ma doon bàyyi xel ci moom bëri na tey jii Pikine combat yi ñu ñàkk bu ko Boy Niang bëri woon da koy gagné ma jël benn entre parenthèse ci diggante mag Ama Baldé ñàkk na combat yoo xam ne bu doon Boy Niang da koy gagné waaye Boy Niang ñàkk na combat yoo xam ne nii bu doon Ama Baldé da koy gagné. kon ñoom ñaar pour ñoom dañoo lëj lijjanti leen. waaw ñoom ñaar dañ ku nekk da nga am sa morom loo xam ne amoo ko lay wan ne la Boy Niang lu combat métti bopp la koy bëree waaw Boy Niang lu combat yéeme lu xeex ba sax xel ma day nàcc ndax dafa am lecture de combat ci biir géew muy bëri combat boo xam ne nii benn poids bii ma ci indi dama ci ànd ak moom 100% poids bi Boy Niang yor dama ci ànd ak moom 100% te day bëri combat boo xam ne ba mu dalee bëri ba léegi mu ngi doog a bëri combat bu métti ndax adversaire bi muy bëri seen combat seen i bëri dafa jiyaloo te Boy Niang il faut mu jël ay risques pour mën a dugg ci garde Tapha Tine te lépp bu xeex bi rubaloo Boy Niang daa war a nekk ci biir combat bi Boy Niang lépp lu ko yooyu wecceekoo këng Boy Niang xelam daa war a nekk ci biir làmb ji ndax congu ma mu ngi départ ci Tapha Tine xeex. bala nga ne congu ma parce que boo nee congu ma rek. dugg si nga stade. Boy Niang numéro 2 dugg si stade moo xam mu jiitu fa Tapha Tine wala Tapha Tine jiitu ko fa moo xam mu ëpp supporter wala Tapha Tine ëpp ko fa supporter ban comportement la war a yor avant ñuy dugg ci biir géew parce que tey ñu ngi si Boy Niang. waaw xam nga Boy Niang combat bi du lamb supporter. lamb jooy réservé wu la. lamb jooy nekk ci sa bopp la. lamb jooy liir combat bi la. lamb jooy liir sa adversaire la. ndax Boy Niang day bëri combat boo xam ne moo du ante ku la ko waxut ku ne ko yomb na sa ndekkee neex rek waaye bëriwul combat bu yomb ndax fi mu jëlee Tapha Tine moo baaxul. fi mu ko jëlee moo baaxul. dafa jël Tapha Tine ci Tapha Tine bi mu dellu siwaatee ci lamb la ko jël ñam ay victoire xam lan moo ci nekk ci ndam xam lan moo nekk ci xaalisu lamb kon Boy Niang foofu mu jëlee Tapha Tine serein mooy tax mu daan Tapha Tine. kon it fa mu jëlee Tapha Tine fa la war a mën a wane bopp. fa la mais mu danta Boy Niang boo gisee état de forme bi ñëpp xam ku xamul lamb rek yaran Boy Niang dafa tuuti dafa jeex non njoowaan ci garab lañ koy takk te Boy Niang buum la goo xam ne nii ci yaramu Tapha Tine la mën a basé wu pour mën a daan Tapha Tine ci biir Tapha Tine la mën a jàppandu pour mën a daan Tapha Tine ndax Boy Niang mënta daan Tapha Tine ci dooleem mais mën naa daan Tapha Tine ci doole Tapha Tine xaw ma ndax yaa ngi may déggam déet. nan la fiy daanee doole. waaw ndax li muy daanee doole moo daan li ma lay wax mooy combat bu tey ji bu fekkoon buum guñ tàllal la Boy Niang bu jàppee loxo day yóotuwaat ndànk doo ko jàppaat loxo xam nga lu war a loolu Boy Niang warut a bëri Tapha Tine lu romb 5 minutes juróomi minutes li tax Boy Niang warut a bëri Boy Niang Tapha Tine lu métti juróomi minutes Boy Niang ci balancement de bras la war a bëri Tapha Tine te balancement de bras bi day ànd ak déplacement droite déplacement gauche. ñaari déplacement yooyu Boy Niang di déplacé wu bis boo gisee ne Boy Niang saxal na tànkam ci diggante ñaari tànk Tapha Tine mooy dafa war a samp jaaga waaye xeex boobu muy woote xeex bu mu war a contrôler la
ndax xeex ba war naa mën a fexe ba góos bay jóg ci moom dina dal ci kanamu Tapha Tine ndax Tapha Tine boo ko dóoree rek day obligé pour fayu ci fayu boobu Tapha Tine war a fay ci làmb ci la Boy Niang war a jugé wu pour mën a songu Tapha Tine. démb dama ko dégg ci open press bi mu ne yéen a ngi jiñ Tapha Tine xeex bi mais moomu ko man maa ko moom. mbër bu mën communication la. dafa aay ci communication boo gisee mu aay ci communication chaque jour day wax benn baat boo xam ne nii day symbole lu mat fukki wax. jàng bu la yaru dee la. waaw Boy Niang day wax ay benn baat boo xam ne nii boo tojee wax ji mën nga cee génne fukki wax yu bokkul. boo xoolee communication wu Boy Niang dafa am foo xam ne nii tey jii da ko xaw a rate tuuti muy lim bëggoon ci benn communication bi amut. te loolu mu ngi koy rectifier ci conférence de presse bii mu mujjee def démb muy dafa bëggoon a def ak Tapha Tine runkum ci kaw signature ba di wax Tapha Tine di ko delloo boobaa dina nag Tapha Tine ci wax te loolu da koo échec. mooy signature ba avorté. waaw dafa avorté léegi nag loolu Boy Niang mu ngi ko bëgg a rattrapé ci open de presse bi ak ci biir géew ba fa la koy rattrapé. mais d'accord digal nga ko corps à corps dóoral ma dóor. déggoo lu ma la wax képp ku indi Boy Niang di ko dawloo làmb jooju bëggoo mu daan. pour mu daan Tapha Tine day samp jaaga jël ay risque weccoog Tapha Tine ci ay coup te liir droitu Tapha Tine ci kanamam. est-ce que weccoog Tapha Tine coup wóor na. yomb na ci benn côté ci Boy Niang xam nga tax mu loolu. Boy Niang Sénégal gépp ñu ngi naan la kaay bëri combat distance ku la ko wax rek bëggu la. Modou Anta Boy Niang warut a bëri combat distance. combat rapproché boo xam ne nii day nekk ci diggante ñaari tànk Tapha Tine yi seere fa nga xam ne nii bu dul tës Tapha Tine bu Tapha Tine fayoo ci gauche bu droite Tapha Tine di ñëw dina mën a jiyaloo ak moom pour mën ko seere pour mën ko song bu sax ndax song bu sax boobu noonu fa la lamb ja war a jeexee ci kaw Boy Niang song bu sax ba. buñ jàppantee jàppal ngeen ma jàpp ngeen. digalu ma ko Boy Niang. jàpp tànku Tapha Tine. digalu ma ko Boy Niang. ñu xeex ñoom ñaar dóoral mu dóor. digalu ma ko Boy Niang. combat à distance. digalu ma ko Boy Niang. bëree ci digg géew bi. digal naa ko Boy Niang. bëree ci saako ya. digal naa ko Boy Niang. bëree ba mi-temps. digalu ma ko Boy Niang. ndax fi ñu jëm boo seetloo Boy Niang ci benn premier cong mi muy congu Tapha Tine atelier la fa war a liggéey song bi 3 temps la ndax Boy Niang boo seetloo day songu Tapha Tine ci tànk mais soxlawu tànk ba ca ndigg la jëm waaye ndigg la bu ci àggee tamit soxlawu ndigg li day dugal ans pour jëm ko botti bu ko bottee li muy soxla mooy Tapha Tine waaw def ni déséquilibre boobu bu Tapha Tine defee loolu rek day dellu soit ci dooleem dellu soit boobu Tapha Tine dellu soit ci dooleem ci la Boy Niang mën a profité daan ki Tapha Tine ci caxabal wala ci na. ci mën na koo daan ci caxabal mais li gën a wóor ci jël boo xam ne nit Boy Niang bu ko ciy daan dina nekk à l'aise mooy mu 16 ko. tegal 16 ndax boobaa Tapha Tine buy dellu si dooleem lay ñëwee te boobaa Boy Niang day mottali rek. 4 appuis bi nag non 4 appuis bi ma sóoru ko ci combat boobu li ma ci sóoraale mooy Boy Niang dafa war a bind benn kayit teg ko nii ne su ma demee stade xeex bu sax bii laay def xeex bu sax bi gëmuma ko waaye na Tapha Tine yëngu pour Boy Niang mën a songu Tapha Tine il faut Tapha Tine yëngu jaayu ci xeex ba def effet ci jaayu boobu la mën a profité Modou Anta bu ci profité ci la mën a def lecture de combat ndax fépp ay 2 secondes 3 secondes la fa war a def bu songee ci suuf waru faa yàgg bu ñëwee ci ndigg li waru faa yàgg buy dugal motu ans waru faa yàgg xam nga Tapha Tine lan moo tax ma dénk Boy Niang na ko motee motu ans amul doole ju ko mën a manœuvrer ci kaw bu agsee ci ndigg li ans Boy Niang attan na ndiggu Tapha Tine waaw pour mu jox la benn action pour nga mën ko dëpp mën ko tuur loolu la Boy Niang am ci làmb ji ku naan Boy Niang demal nga bëri combat Tapha Tine à distance gëmu la bëggu la day combat boo xam ne nii da ngaa war a wane sa bopp ci xeex dafa war a combat boo xam ne Boy Niang da ngaa war a sa bopp ci sañ-sañ dafa nekk combat boo xam ne ni Boy Niang daa war a bëne boppam ci mën a bëri gi ñu koy coowal ndax nag gëj naa wane boppam Boy Niang gëj ngaa wane sa bopp te lamb jot na tey ji nga woon Sénégal ne lii poids lourd yaa leen mën dama ne yaa ngi nag da ngaa defoon bac daal di échec ñu yóbbu la oral te yaa ngi nii nag say dernier résultat te combat bii da nga ko war a gagner avec manière boo bëggee daan Tapha Tine ay risques yi tax nga daan ko Boy Niang mu daan tey bu combat bi demee ba tëx loo xamante bi nii sénégalais yi mën naa ne du ma ne séntuwuñu ko woon parce que bu combat bi tëwee man mi du ma jaaxal bu boobaa du ma ne coach yi parce que pour l'instant ñoo ngi si Boy Niang Père Xës coach su Boy Niang ban taxawaay la war a am bu combat bi tëwee. maa ngi koy nuyu bu baax Père Xës nga xam ne nii xam nga
entraîneur da ngaa war a nekk ndaanaan te Père boo seetloo day teewlu làmb te am na entraîneur u làmb yoo xam ne nii duñ ñëw lu dul seen làmb mbër te Père du tardé stade day ñëw di bootu ca gannaaw di suivre làmb xam nga tey ji làmb boo ci nekkee muy ndaanaan boo xam ne hors pair la mais li ma koy wax rek mooy Père bu fekkee yaa ngi may dégg. seen làmb daj na réew mi. Père bu fekkee yaa ngi may dégg ci làmb jooju dinaa la dee dara nga dégg ko boo bëggee daan Tapha Tine boo ko bëggee daan ci fraîcheur bëgg koo dox ci maayinam combat ba du gàllaaj du dara lu ñuy liir la waaw fexeel Boy Niang première minute bi balaa Tapha Tine ñëw ci làmb ji ci xel mi nga jëm ko jumloo. nan la koy jumloo. ni mu koy jumloo mooy tey jii ab bu ñuy dox seen i gàllaaj ñoom ñaar ci biir na Boy Niang di ko romb di seere gàllaaj gi naa nga ko tey waaw kenn mënta tee man jaar foofu lamb saaga ci la bokk waaye ci biir enceinte la nekkul lu ñuy yëg ndax Boy Niang nu mu mën a def pour mën a xabtal Tapha Tine pour Tapha Tine samp jàkk ci moom moo koy liggéey ci biir géew ba. wax ji sew la Modou Lo ko fi. waaw mënta ñàkk ci lamb taxul mbër réew taxul mbër bon waaye day bokk ci stratégie wu sport la day yee xol Tapha Tine digga safurlaa Boy Niang lépp loo xam ne mën na koo def ngir Tapha Tine nekk ci lamb ji rek avantage am la Boy Niang lépp loo mën a def ci lamb ji rek ngir Tapha Tine bëgg a xeex ak yow sa avantage la Boy Niang lépp loo mën a def ci lamb ji rek ngir Tapha Tine bëgg laa duma rek sa avantage la ndax Tapha Tine bëgg laa duma ci ngay mën a am action pour mën ko daan pour mën a am li nga bëgg waaw mu dante waaw. ok léegi amateurs yi ñi naan Boy Niang numéro 2 bu jekkuwul Tapha Tine ci gàllaaj bu ko nelawul du ko daan lan nga leen di wax. xam nga tey jii dinaa la wax leen nga dégg ko gàllaaj 3e position la ci làmb Tapha Tine nag yàgg naa ñëw ci làmb ñu koy rey waaye damaa bëgg Boy Niang bu mu basé wu ci loolu booy dem guerre am na yoo xam ne doo ko préparé am na yoo xam ne da nga ko war a préparé Boy Niang avant dara na préparé ne liggéey mooy daan Tapha Tine liir Tapha Tine teg say stratégie ci biir géew bi moo tax nga daan Tapha Tine jël ay engagement ne dinaa xeex ak Tapha Tine ci kaw ba Tapha Tine jaayu ci xeex bi mu juyaloo ak moom ndax Boy Niang boo seetlee nii mu mobilier ci combat bii kon ñëpp xam nañ ne Sénégal ñi dund axlu làmb xam ne kii préparé na song mu sax te lii ma lay wax nga mën koo dégg bu Tapha Tine liirut Boy Niang dina ko song mu sax mu xam di ko yëg waaw te dama lay wax ñaari baat bokkut ak mbër yi nga xam ne dañuy songee benn loxo Boy Niang ñaari loxo lay songee te bu la songee dalay kepp bu la songee léeg-léeg dalay kepp jàpp ci sa devanteeru ngemb ca dëj ba mais loolu digalu ma ko digganteem ak Tapha Tine ndax Tapha Tine mbotkat la buy songu Tapha Tine na ko songu ca tànk bu Tapha Tine tëbee mu bàyyi ko fa ne yàlla foofu dugg ci ndigg la bu duggee ci ndigg la na seere ba mu dëgër mu dugal mboto ans bu dugalee mboto ans Tapha Tine dina baajewu te Tapha Tine baajewu boobu muy baajewu ci lay mën a am accès pour mën a daan Boy Niang mu ci la am mën a accès pour mën a daan Tapha Tine waaw macha allah Jili Seck nee na tëggkatu Siteu bi nee na li koy rey mooy mu daanta déglu ma wax la ñaari baat Mama Lamine ñoom waaw mën na ñàkk xam nga tey jii dinaa la wax leen nga dégg ko Modou li ma lay wax gars yi rek mooy wax mu neex yàlla rek la soob te lii ñuy def nii yàlla rek ñu ci dimbalee waaye di delluwaat ci Boy Niang rek ne ko day bëri combat boo xam ne njar ndéem la day bëri combat boo xam ne nii archive da koy bind day bëri combat boo xam ne njàmbaar dañ ko ciy bind day bëri combat boo xam ne nii tey ji daf ci laaj lépp loo xam ne nii mbër daan na ko def indi ci bés muy jaaxal amateur rek war na ko indi tey ci bés ba waaw mais nag laaj na combat boo xam ne da cee war a réservé wu waaw daf cee war a réservé wu war na topp pecc ma 100% war na topp ambiance su làmb ji 100% daa war a nekk ci boppam ndax lii am ci làmb ji lépp ci biir géew ba lay amee waaw bu duggee ci biir géew bi nag na nekk dëmm waaye feeg nekk ci biir géew bi rek mën naa réservé wu nekk jigéen wala mu nekk muur ku muuru di dox ndànk ñaan Boy Niang indi waaye bu ne cabax ci biir géew bi bañ ne tey jii ñu ngi seen dernière séance boobaa Boy Niang lu ko neex na ko rubee ndax foofu la ndam ji la nekk mu ranta li may tàggoog sénégalais yi rek ci diggante Boy Niang yaa ngi jëm ci combat boo xam ne ay risques yi tax nga daan ko chaque jour maa ngi la koy wax yaa ngi jëm ci combat boo xam ne sañ-sañ mooy tax nga daan ko yaa ngi jëm ci combat boo xam ne da nga koy liir pour mën a daan Tapha Tine yaa ngi jëm ci combat boo xam ne bul ci def loo mënut cong ma na sax booy jàpp ngemb na sax booy xeex na sax te booy ñëw ci cong ma na nga liir droite Tapha Tine ba ndax éperculé nga fa te crochet droite bu ñu la mën a remisser nga fa na nga sóoraale lépp te lépp loo ci juum ba combat bi romb 5 minutes digalu ma la ko man Fadam loolu la am lu may nuyoo di ko nuyoo Sénégal yëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh mu danta macha allah am na solo. 3S4
cuka jogoyin a fañi ko hango